asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi ñu ngi ci émission boobu ñu leen doon wax tudde ko mbaar mi gis ngeen comme ni ñu leen ko doon waxee mbaar mi nii la demee délabrement bi mu nekk nii noonu lañ ko bëggee di xool nag autorités yi nga xamante ni ñu ngi Tivaouane ñu leen di invité am na ci ñoo xam bu ñu leen invité dañuy wax ne du ñu toog ci mbaar mi waaye ñuy wax ni ku nanguwul a toog ci mbaar mi ragal naan doo sol sa daal di fekk ña ca gott ba di leen dimbali looloo war ñu invité tey suñu yaay Gamou Fall mu bàyyi léppam lu mu jàppoon ñëw fekk si ñu fii pour ñu waxtaan li nga xam mooy jigéen yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di sant bu baax a baax. dañu bëggoon yaay nga présenté wax waa Tivaouane yow yaay kan. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Tivaouane man maay Adja Gamou Fall bu mouvement action républicaine ànd diisoo liggéey di liggéey ak le président Macky Sall mu jël ma ci kóoluteem yóbbu ma conseil économique social et environnemental en tant que conseillère donc en dehors de ça aussi ma nekk dans le milieu aéronautique sama formation yëpp nekk ci avion yi ak aéroport yi voilà. gis ngeen ko mbokk yi sama yaa ngi noonu ngeen xam ne kon ki ñu fi invité tey autorité dëggantaan la ñu fi invité mbokk yi ni ma leen ko doon waxee mbaar maa ngi noonu léeg-léeg ngeen jékki-jékki dégg góor a sekk fëgg pot yi ngeen jékki-jékki dégg watiir yi léeg-léeg ngeen jékki-jékki dégg jakarta yi noonu lañ koy organiser di ziar sunu grand bu baax Mbaye Abdou Pape Alsane Mbaye ak ki nga xam mooy Pape Khalifa ak sunu xarit ak Demba Gaye mi nga xamante ni mooy suñu caméraman ak sama copain Gora Seck ñu ngi koy ziar mais yaay tey dañuy waxtaane li nga xamante ni mooy 8 mars 8 mars muy li nga xamante ni mooy jigéen dañuy wax ni mooy bisu 8 mars jigéen ñi ñoo ko moom ñu bëggoon xam lan moo waral ñu jël 8 mars bi jox ko jigéen ñi et puis yéen jigéen ñi xanaa da ngeen a bëgg a fexe ba fi góor daan teg tànkam léegi ngeen nangu ko wala da ngeen a bëgg a jël ñoor yi takk ko delloo nu sëri bopp. waaw balaa may commencé ci waxtaan bi damay nuyu Tivaouane gépp te ku nuyu Tivaouane fa tabaarakalla macha allah forcément di nga nuyu Seydi Hadj Malick ak njabootam kon maa ngi nuyu suñu xalif général sëñ Mbaye Sy Mansour. fa tabaarakal macha allah mi nga xam ne sëñ Mamadou Mansour Moustapha mu ma ñu denc ca ginnaaw baayam mooy baayam waaye itam di sama mbokk ndax bu ma nee ndar-ndar la xëy na kon ndox mi sax dinañ ko safaan ci nu mu tuddati njar mi ba mu xaw a woyof waaye dama naan géndar la bu boobaa dañuy xam ne ndar-ndar la ñaari yoon foofu la ñu bokkee man ak moom kon maa ngi koy ziar bu baax. di ziar képp koo xam ne responsable nga ci département wu Tivaouane bii nii di nuyu fa tabarakallah macha allah suñu responsable bi nga xam ne moom moo jiitu ci responsabilité yi muy Abdou Ndéné Sall di suñu ministre waaye itam di nuyu suñu tubaar fakal macha allah représentant ki nga xam ne moo yilif dëkk bi di suñu magistrat muy Alaaji Diagne Sy Mbengue di nuyu sama jigéen sama sœur sama waxtandoo sama xarit ku ñu ànd bokk Tivaouane gëmandoo Tivaouane muy la présidente départementale di Seynabou Gaye Touré waaye tamit di nuyu nag député départemental bi nga xam ne nag dama ko féetale ci sama xol muy Adja Fat Sène tey sama mag jooju yal na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ak maa ko sopp ak maa ko bëgg may nuyu bépp responsable bu fi nekk fàttewuma ñoom Marème Aydara fàttewuma ñoom Jaxu Ndiaye fàttewuma ñoom Mariama Ndiaye ñoom ñëpp en tout cas tous les responsables ñoom Yélamine Goumbala maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu aussi sama mbokk yi nga xam ne ñoo bokk plateau bi muy Mass Mbeng maa ngi nuyu daal Tivaouane ñëpp bu ma kenn mere maa ngi nuyu ñëpp ndax boo limee dafay metti te dafay yàgg waaye maa ngi nuyu ñëpp fa tabarakallah macha allah di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed ak di commencé nag ci bismillahi rahmaani rahim. mais question bi comme li ma la laaj sànq quoi mooy 8 mars bi est-ce que du jigéen ñi dañoo bëgg a jël ñoor yi léegi di ko takk sànni ñu sëri. waaw yaakaar naa ne du loolu ndax jigéen moom balaa moo am taaram dëgg mu topp ci ginnaaw jëkkëram. ndax dañu naan derrière tout grand homme il y a une grande dame gis nga dafa am poste boo xam ne boo ko moomee boo ca jógee beneen poste boo dem fekk fa borom mu toog waaye poste jigéen mooy toog ci ginnaaw di kot sa jëkkëram muy dem kon ñun soxla nañu jëkkër soxla nañu càmmin soxla nañu doom bu góor soxla nañu ku ñu taxaw waaye nag ay jigéen lañu kon nag ay jàmbaar fàq tëdd lañu
kon daal position boobu ngeen taxawee. waaw position boobu daal lañ taxawee. même à l'Assemblée nationale. waaw même yeneen postes yi dama gis jigéen ñi di xeex ci ni fépp foo xamante ni rek góor teg na fa tànkam jigéen dafa war a teg tànkam. est-ce que bu njëkk noonu la daan demee. daawul woon demee noonu waaye nag àddina dafa am tànku kanam amul tànku ginnaaw suñ borom lu muy defar lu nekk tànku kanam lay am du am tànku ginnaaw te nit dafay évoluer te wax naa la ko démb ci bi may lancé lii ne la ñun jigéen damu nañu keroog ba Seydina Mohamed yëkkatee soxnaam su tedd sa teg ko ci mbaggam mu tegg na mbëkk miir bi ne ko seetaanal ci biti ndax man maay nabi ya rasulullah mënuma la may nga jénn ci biti di fekk say morom waaye sañ naa la tumboom ma seetaan ba yeggal door a wàcc ku toog ci mbaggu Seydina Mohamed bu la neexee damu. kon foofu ngeen teg damu gi quoi. foofu lañ teg damu gi rek. mais est-ce que actuellement nii responsabilité yi ngeen di xëccu est-ce que aussi du loo xamante ni da ngeen koy xëccu ñu jox leen ko ba pare te du ngeen ci def li ngeen ci war a def. xam nga loolu lan laa la ciy tontu jëlal benn xale bu góor nga jël benn xale bu jigéen nga dugal leen ndàdda daal di àndandoo ak ñoom rek dem gis nga ko jigéen ki da koy làbbali di ko làbbali ba terminal mu dugg université gàddu diplôme yëpp àndandoo ak moom di dem parce que. loolu noonu dafa nekk loo xam dafa nekk facilité ci xale yu jigéen ñi moo tax ñuy wax naan xale yu jigéen ñi nañ leen bàyyi ci école yi ndax suñ leen bàyyee ci école yi dinañ jàng te buñ jàngee dinañ doon dara ëllëg góor baax na jigéen baax na. mais actuellement ni kan mooy seen référence yéen jigéen ñi xam nga bu njëkk dama déggoon ci Serigne Moustapha mu wax ni li yàq léegi dëkk bi mooy fépp foo xamante ni modèle daf fa nekkoon léegi jigéen ñi dañ ko dindi def fa monde mais kan mooy seen référence lan moo waral yéen jigéen ñi Sénégal bu ñu waxee ngeen cité ay jigéen par exemple ñan ñooy référence yu jigéen ñi Sénégal yi. borom suba Mame Diarra Bousso si tax ndax date yàlla ma nga ca ma nga ca Dagana. le 7 bii di ñëw ci la ñuy fêter 200 ans wu Talaatay Ndeer kon xam nga depuis 200 ans jigéen ñi dañu jël position ñu ne dañ leen di xoqatal dañ leen di forcer dañ leen di def loolu ñu bëggul ñu jaay seen bakkan ça fait 200 ans ñu tëju ci benn néeg taalandoo seen bopp ñu ni Talaatay Ndeer boo demee au sud di nga fa fekk Aline Sitoé Diatta xam nga kon boo jógee du sud au nord ay gelawaar ay jàmbaar fàq tëdd rek nga fay fekk am na secret boo xam ne bëgg naa la ko wax est-ce que xam nga kajoor gii est-ce que xam nga ne jàmbaaru kajoor gii muy la joor fa tabaarakalla macha allah fu mu daan dem fu ne balaa moo rëppatal dana tëjuti nekk jigéen defar ko kon jigéen subaanama jigéen. kon daal gars yi am victoire yëpp jigéen a leen préparé. gars yi am victoire yëpp jigéen a leen préparé gis nga victoire bu mujj bii nii gis nga le président de la république ci ginnaaw Adja Marème Faye Sall moo ci nekk la force tranquille di dóor rek di joxe rek di lijjanti rek di toppatoo rek xoolal kuy dem ba dugg ci biir gox naan leen xaar leen ma dugg teral jigéen ñi defaral leen seen salle de bain kooku bàyyiwul dara. mais Adja Gamou mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Alxaaji Mbeg Jóob ak man waxtu bi mbaar maa ngi nii mais dañuy waxtaan duñu waxtaan ba jeexal te waxtaanu Adja Gamou Fall ci Tivaouane. dëgg la. Adja Gamou Fall bi ngay ñëw Tivaouane. dëgg la ñu bari xamuñu la. dëgg la tey foo tuddee autorité yi nekk Tivaouane tudd la ban secret la Adja Gamou Fall def ba tax tey fu nu limee juróomi autorité bala ñoo lem juróom benn boole ko ci lan mooy sa secret. dëkk Tamba fa tabarakal macha allah ñu dénk ma sëñ Assane Dia muy docteur Assane Dia di doomi Baye As Dia Baye As di doomi Tabara Dia Matar Dia mi ko jur nekk ci biir diggu Tamba ñu denc ko fa man nangu nag ñaanu Tamba ak déggal sama jëkkër ak d'accord ak moom ak mu may ma permission ma jénn ku sa jëkkër may permission boo jénnee da nga naan tey kenn mënu ci dara. léegi lan lañ mën a wax ne Adja Gamou Fall def na ko fii bi mu ñëwee lan la mën a defal lan mën a wax ne Adja Gamou Fall jàppale ni jigéen ñi fii ci Tivaouane nangam sax lan nga ci mën a si. voilà loolu man kontaan naa trop ci nga interpellé ma ci loolu parce que dina ma permettre man tey jii nii xëy na ma junj tuuti ki sama 35 présidentes de groupement yi nga xam ne ñi ngi ci commune Tivaouane ak tuuti boo jëndee commune Tivaouane ñoo xam ne àndandoo nañu ma jàppale leen defaral leen seen i documents yóbbu leen développement communautaire. ba ñu demee développement communautaire ñu fayal leen ñu am seen feuille groupement ma delluwaat ak ñoom defali leen ay projet te jénnewuñ ci seen juróomi dërëm ma defar projet yi ba mu yegg dem déposer ji ko projet yi nekk parmi les meilleurs projets du département Ndeye Saly Dieng sur 35 groupements yu ñu ko dugal demandé ko financement mu financer les 35 groupements ci biir loolu maa ngi nuyu Yacine Xaq
di nuyu Kumba Jonn fale ca Junaan di nuyu nu mu tuddee sax Bousso Ñing fale ci Kaadaan waaye maa ngi nuyu tamit Adja Fat Dieng ca Tamba maa ngi nuyu aussi Ndey Sow ca Kër Malamine fa tabaarakalla macha allah kon ma dem tuuti jénn dem Kër Ndioba nuyu foofu noonu tubaar fakalla Binta Faye te bu ñu continuer dinaa dem ba Daaf nuyu fa Soxna Diop te bu ñu continuer dinaa dem ba Njaxate Gormon nuyu fa Maguette Fall fa tabaarakalla macha allah dem fii nii ci kër Cheikh. mais ñooñu est-ce que jàppale bi nga leen di jàppale amal na leen importance mu ngi am ay revenu yuy ñëw ci ñoom pour mën a jàppale seen njaboot. waaw ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi bu baax a baax parce que gis nga ñooñu dañu demoon ba seen yaakaar sax dafa commencé woon di effrité wu parce que dañuy ñëw si ñoom wax leen affaire financement laaj leen ñu góorgóorlu joxe te duñu gis dara te tey jii avec le programme du président Macky Sall bii nga xam ne dafa lëkkale le ministère de la femme ak DER. tubaar fakala macha allah lépp loo xam ne président waxoon na ko ci financement yi gis nañ ko te jigéen ñi bi ñu dajalowee ñun ñëpp dugal suñu ay demande de financement yi jénn nañu ba jigéen ñi jot nañ ci ñii dugal ko ci seen biir avec am beneen façon bu ñu koy distribuer xaalis bi waaye bu heure bi jotee ñu dem fay seen dette ñii toog pàcc xaalis bi séddoo ko ku nekk dem sa yoon liggéey sa liggéey te ku ci nekk ci ñoom fi mu nekk nii yaa ngi ak banque bi di ko fay normalement man de Gamou Fall sañ naa yëkkati sama baaraam ne des 35 groupements yi ma yore man sañ naa wax ne am naa quitus fiscal te quitus fiscal képp ku ko am mooy fay nga say bor. mooy fay nga say bor dégg ngeen ko mbokk yi noonu la ñuy waxee mais Adja Gamou da ngaa tudd sànq président Macky Sall mais est-ce que président Macky Sall jàppale bi ngeen ko doon jàppale ci élection présidentielle est-ce que Tivaouane gis na ci boppam actuellement nii gars yi coow bari na de gars yi wax ne dañoo pousse président ba mu tàkk mu dem yoonam bàyyi leen fii ci Tivaouane bari na bi de. waaw loolu moom dëgg la waaye nag njaboot moo war a comprendre njaboot ci boppam moom moo war a comprendre ndax président Macky Sall de man jàpp naa ne balaa muy am fenn ci àddina Tivaouane la njëkk a am. loolu moom dëgg la. balaa muy fenn ci àddina Tivaouane la njëkk a feeñ. dëgg la kon comme njabootam la mu bokk leen ci ndeyjooram tubaar fakal macha allah xëy na day daas fanaanal. mais daas bi nag mère day bëgg a yàgg. waaw waaye daas bu koy daas doo ko ni nii ko koy daase de. non xam nga da nga ni Macky Sall. waaye xam nga njëkk a am mais est-ce que bi mu amee. waaw njëkk naa sédduwaat Tivaouane. tubaar fakal macha allah parce que tey jii nii ñu ngi kontaan ci suñu ministre Abdou Ndéné Sall ñu ngi kontaan aussi ci suñu présidente départementale ñu ngi kontaan aussi ci des responsables des directeurs yi nga xam ne am nañ fi man ci sama bopp man maa ngi conseil économique et social Mariama Ndiaye ne mi nga ca au conseil Fat Sène ma nga ci assemblée nationale waaye dafa fekk ni teraanga du doy te comme dañoo yore woon système boo xam ni presque nit ñi bokkuñu ci woon mooy li may wax rek ci robinet bi ak courant bi xam nga président Macky Sall dafa ñëw ci réew moo xam ne moom 1960 la judd ñi ko mag fuuf mët ko bàyyi nekk fi ay ati at kenn limité lu leen mandat te ba ñu demee juróom-ñaari village lañ taal président Macky Sall ñëw les 3/4 du Sénégal mu taal ko beneen quart bi ci des dafa naan man nag ndax bëggul kat affaire bi dem nag ba mu jeex ñu fàtte leen affaire bi fi mu nekk nii noonu la de et il faut servir tout le monde donc booy servir tout le monde da ngay laf sa njaboot servir waaye di nga dellu si waat sa njaboot de te booy dellu si dafay neex. mais bu dee ñëw est-ce que du fekk ñun ñu découragé parce que ñun nag sonn nañ. non découragé xam nga découragé mooy rek waa ji boo ko xontee xontoo ko boo ko xontul dafay mar waaye bés boo ko xontee xontaat ko ba xelam dal day fàtte loolu yëngal geeram. mbokk yi dégg ngeen ko loolu la maire bi wax du ñu waxtaan Tivaouane ba jóge fii. waaw. te bi ngay wax yaa tudd le premier magistrat de la ville Mouhamadou Diagne Sy Mbengue. dëgg la. bi muy falu yaa ngi fi. dëgg la. mu def presque 5 ans. dëgg la. ci bilan Diagne Sy Mbengue naka nga gisee taxawaayam est-ce que actuellement nii am nga satisfaction ci liggéey monsieur le maire de la ville de Tivaouane Mouhamadou Diagne Sy Mbengue. wala jàpp nga ne liggéey bi des na waroon naa gën a mën a daw. non man personnellement su may wax bu ma waxee yàlla bu kenn wax ne damay far parce que man su may réfléchir damay réfléchir d'ordre intellectuel damay wax ni li nga xam ne mi ngi ci kayit yi nekk ci résultat yi tubaar fakala macha allah foofu Tivaouane damu na fa waaye nag moom Diagne Sy Mbengue man dama koy interpeller ndax sama rakk la sama xarit la sama waxtandoo la sama àndandoo la bu fekkee ne da ngay ànd ak nit di ko nëbb jarul ngay ànd ak moom man je ne suis pas de cette trempe là su may ànd ak nit damay ànd ak moom carrément su ma àndul ak moom ànduma ak moom Diagne Sy Mbengue dafa bokk ci sama ay nit kon sañ naa wax li nga xam ne moom laa yaakaar Diagne Sy Mbengue mooy la communication la divulgation la vulgarisation des résultats du travail bi nga xam ne def nañ ko ci département ci commune Tivaouane bi na jéem na leer.
pour nit ñi mën a comprendre mu ngi liggéey carrément mais communication bi moo xaw a des tuuti ni mais bu fekkee ni pour document yi nga xam ne ñun dinañ ko jot pour xool exactement les résultats état wu mairie bi ci actuellement ak les réalisations fa tabarakalla macha allah yaakaar naa ne am na fenn foo xam ne war na ko mën a divulguer pour nit ñi xam moom fan la commencé ak fan la yem ndax lu bu dee benn tànk sax dox na ko du dëgg waaye man bi ma ci gën a sopp rek mooy foncier bi mu fi bàyyi boobu rek laa fi gën a sopp mais est-ce que actuellement li ci këyit yi est-ce que maire warul woon feeñ ci ay fait par exemple yow comme li nga expliqué ni bu dee ci wàllu këyit day am résultat mais est-ce que warul woon am ci ay fait yoo xam ne boo liiree këyit yi tamit boo génnee ñu mën laa joxoon ñu la nangam ak nangam ak waaw loolu moo tax ma ne la communication bi na nekk parce que de toutes les façons am na yenn yoo xam ne c'est tellement technique que il faut que nit ki bu ko liggéeyee ba mu yegg mu divulguer ko taxaw wane ko taxaw def ay action taxaw àndandoo ak ay nitam ñu xool xam ne lii kat réalisé na ko fi lii kat def na ko fi lii kat moo ko fi réussir parce que bu fekkee ne yow tali bii nii da nga koo jël defar ko ba mu yegg te inauguré wuloo ko taxawuloo wax ci taxawuloo sax ak ñetti xale ne man lii man maa ko fi def nit ñi bu ñu rombee mën nañoo bañ a xam ne yow yaa ko fi def ndax dëkk bi nit ñëpp a ko bokk du dëgg bu ñu defaree tali rek dañu naan état moo ko defar du dëgg mu ngi liggéey mais dafa wanewul li mu liggéey loolu laay déplorer man Gamou Fall et j'en prends la responsabilité dama ni intellectuellement ku sëgg ci li Diagne Sy def di nga xam ne liggéey am na ci commune bi waaye nag dafa war a jéem a taxaw wax ni man lii laa liggéey lii laa doxal nii laa ko doxalee lii nii la waroon a demee nii la demee ndax bu dee benn tànk sax moom fekk na ci waa woon fii yóbbu ko ci benn tànk kon communication bi daal moom la ñu war a lijjanti mbokk yi dégg ngeen loolu nag moom maa ko wax sama responsabilité voilà yéenay atte ñun dañuy poser la question waaw soxna si nga baal ma man dinaa la laaj tuuti bon li ma lay laaj it comme ci Tivaouane la ñuy wax te yow ngay responsable dëkk ci biir Tivaouane ñun xaj na yàgg nañu def politique puis Abdou Diouf am na lu ñu daan gis am na lu ñuy gis léegi am na lu ñu daan dégg am na lu ñuy dégg léegi mais man damay la bëgg a poser benn question rek ci Tivaouane parce que aussi am na loo xamante ni su amee ci réew Macky Sall waa Tivaouane comme ni ko El Hadj Mbengue waxee sonn nañu ci moom am na fu ñu ko féete mais it jeunesse su Tivaouane bi nga xamante ni nii sonn nañ ci moom te kilifteef taxoon ñu sonn ci moom gisuñu seen bopp ci Macky Sall ma di la laaj yow loolu noo koy xalaate beneen bi mooy sunu hôpital bi dinaa ci poser question parce que man dem naa fa benn dem naa fa ñaar dem naa fa ñett mais la yàlla xam doy na te it yéen ñi nga xamante ni yéen a war a dimbali waa dëkk bi am na loo xamante ni yéen rek la ñu mën a gis wax leen ko yéen jéggale te côté boobu wax dëgg yàlla ak yonent bi sonn nañ ci loolu ma doon la laaj rek man pexe la ñu war a def ba jeunesse su Tivaouane gis seen bopp ci nguuru Macky Sall ak nan la ñu war a mën a def ba hôpitalu Tivaouane dem ci benn niveau bi ak am yenn moyens ndax loo fa def yaa ko def ci sa poche asalaamaaleykum. jërëjëf man kontaan naa trop ci ñaari question yi nga ma posé yëpp surtout question bi nga ma njëkk a posé nag moom moo ma gën a intéressé parce que dama ne il faut que ñu recadrer waat situation bi te xam ni wàllu dund politique du ànd mi rokkaani saala jabi ànd gëm-gëm la ànd sentir la ànd jàppale la parce que am na loo xam ne mi ngi koy séentu dans l'avenir ci boobu nag am naa man loo xam ne mën naa ci tontu le président Macky Sall parce que le président Macky Sall il a mis en place li nga xam ne démb ak tey yëpp ci lay liggéey muy wàllu DER boobu noonu concerné wul kenn ku dul la jeunesse et les femmes les personnes âgées et hommes après malgré tout dinañ leen ci jox mais tey jii nii li nga xam ne moom moo war a am mooy li ma wax rek ci Diagne Sy Mbengue c'est-à-dire que les responsables ñoom ci seen bopp war nañu divulguer li nga xam ne mettre nañ ko jënd nañ ko ci PSE bi mu bokk ci DER ñu divulguer ko jeune bu nekk xam lan mooy possibilité moom bu demee DER su demee DER lan la am droit su demee DER lan la mën a def ba mën a am financement am nan la mën a def ba mën a am autonomie tey jii barki Dembo Ndiaye inauguré nañu centrale bii nii te ñu tamit ay responsable lañu du ñu nangu nu mu tuddati sax
centrale bu mel nii nekk fi leneen ak leneen nekk fi xale yi war a liggéey ñu war leen a jël en masse ñu di leen wuti ci àll ba di leen indi fii mais loo ci gis rek tànk buy fekki moroomam la yaa ngi dégg mais waxuma sax yeneen yi ñu créé mais nee naa la rek ci numérique bi ak ci DER bi rek tubaar fakal macha allah xale yi am nañu loo xam ne par devers eux bu ñu ko téyee mën nañ ci liggéey léegi nag li nga xam ne moom mooy gaañ mooy que ni Gamou Fall dafa war a sol dàllam bu amee ay jeunesse yoo xam ne ñi ngi ànd ak moom ak ñi àndul sax ak moom mu dem toog leeral leen lan mooy DER ak lan la ñu mën a jot ci DER bu fekkee ni comment dirais-je encore bëgg nañu ñu encadrer leen nga encadrer leen jàppale leen parce que man yaakaar naa ne kii ñëw di la fekk nga toog mu yëkkati million jox la ne la maa la ko dimbalee moom baax na lool waaye nag ki la teg ci yoon yóbbu la ci ay formation dugal la ci engagement nga xam ne lii sa liggéeyu bopp la boo ko gisee gore boo ko gisul boo wéetee gore boo wéetuli ko gore def naa ne loolu moo gën te loolu la président Macky Sall mettre en place ci dëkk bi waaw. mais nag xam naa question beneen question bu ñu ko ci dugalee heure bi day mais après incha allah mais li may wax rek mooy émission baa ngi waaj a jeex mais Gamou Fall élection municipale yaa ngi ñëw. waaw Adja Gamou. bëgg naa nekk maire Tivaouane wala bëgg loo nekk maire Tivaouane. man nag gis nga nag maa ngi la xaar ndogalu la décision suprême de notre khalife général ndax newoon nañu bu ci jigéen ñi dugg de te man nag sëñ Mbaye li mu wax rek laa wax newoon nañu nag bu ci jigéen ñi dugg man daal sëñ bi daal bu waataatee ne bu ci jigéen ñi dugg ma xool góor gu romb te kii ma rek ma topp ca ginnaaw di ko pousse muy mais comme sëriñ bi nee na jigéen bokk ci moom yow pour le moment man moom fi mu ne damaa yaru mais xaar rek élection municipale yi bientôt mu ñëw. bientôt mu ñëw de waaye ñun de daas nañ fanaana rek toog yéenay ñan. action républicaine ànd diisoo liggéey portrait bu xalif général jénne rek ñu ànd ak moom ci portrait boobu ay ca leen soobu leen ñu soobu mënu leen soobu arrière leen ñu ànd ak kuy soobu loolu rek la amaguloo choix ci kan nga war a amu ci benn choix pour le moment choisir. déedéet maa moom sama bopp damay tëdd nelaw ba yeew rek ne diw la maa moom sama bopp di kenn moom ma amaguloo choix ci amu ma ci benn choix maa moom sama bopp mbokk yi ngeen ko Adja Gamou Fall bëgg naa ko dugal mais lànk na mais Adja suñu mbaar mi lan nga jox lan nga wax suñu mbaar mi. mbaar mi moom dinaa ko subventionné waaw parce que ki nga xam ne mooy naay mu Seydi Hadj Malick nee na moom bant bu rafet ak zeng bu rafet lay xaar te bant bu rafet zeng bu rafet waru ñoo jafe fii ñun ci Tivaouane taalibe Cheikh dafa civilisé rafet mën a wérd mën a waxtaan toppatoo mën a présenté boppam mbaar mi nag dinañ ko def mbaari taalibe Cheikh. mbokk yi gis ngeen ko sama yaay ngi noonu Adja Gamou Fall tabarkalla kontaan nañ ci yow nag yaay booy parce que mbaar mi très sérieusement parler bari na ñoo xam dama leen waxoon ñu ne boo fi aji invité Adja Gamou du ñëw ñu doon wax Adja Gamou du ñëw xamal leen ni leen dégg ngeen sànq village yi mu lim te day sol dàllam dugg ba ca gott ba di wax ak ñoom kon buñ ko invité fii ci li nga xamante ne mooy mbaar mi ne yaay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm vraiment kontaan nañ trop mbaar mi comme ni ko la gars yi waxee ay xaafis alquran fi nekk ak ay imam ak ay naayimu jumaay Seydi Hadj Malick mooy kooku la doon posé question kii ngay gis nii di Basta Pape Cissé surtout Alaaji Góora Mbay imam la woon kii ngay gis nii maamam moo nekkoon fii dëkk ci kër gi di taalibe Seydi Hadj Malick bu baax mbokk yi gis ngeen ko loolu moo doon émission bi ñu ngi leen di sant bu baax di sant Fatou Gueye borom mbaar mi di sant Góora Seck sunu xarit Alhaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf yaay booy